suñu émission bi di Allô monsieur le maire li tàmbali ak ci technique bi DJ Papis ci kàddu gi Alassane Mbengue Allô ñuy dalal nag tey ci dimanche ji ki nga xam ne moom mooy Ousseynou Diouf nekk APR di yootu nag mairie commune bu Thiès Ouest Ousseynou Diouf maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant. doyen Allô maa ngi lay nuyu di la gërëm di nuyu DJ ñu nekk ci technique bi di la remercier ci dalal bi nga ma dalal ci sa plateau Allô monsieur le maire fii ci Best FM di nuyu borom kër gi maam tey di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla station bi yàlla may leen ngeen gën a jëm kanam jërëjëf. amiin Ousseynou Diouf nag yow yaa ngi bokk APR yaa ngi fa bokk depuis 2010 kon nag laata président Macky Sall di jël bopp réew mi nga nekk fa nga bëgg nag nekk maire Thiès Ouest waa réew mi ñoo fa nekk actuellement te jamono yi ñoo ngi wax nag ci wàllu politique diggante Idriss Seck ak Macky Sall mburoog soow waaw léegi yéen lan moo waral ku ci mel ne yow bëgg faa jëlee ki fa nekk di Aliou Sow bëgg a toog ci photo yu maire Thiès Ouest. jërëjëf doyen xam nga politique moom bu ñuy wax politique moom mooy la gestion de la cité. maanaam defar gox bi effectivement ni nga ko waxee léegi nee nga li tax ñu bëgg a jëlee ñi fa nekk on précise que ni yàgg nañ fa. donte tey jamono yu mburoog soow la mais dans la gestion des affaires de la cité muy politique bu ñuy def dafay laaj un perpétuel changement maanaam bu fi ñi nekkee as diir ba wane li ñu mën jaadu na yeneen doomu dëkk bi itam ñoom it ñi nga xam ne yaakaar nañ ni seen xam-xam ak seen expérience mate na ko ñoom it ñu laaj ñu nañ leen jox ñoom it ñu jéem a doxal ndax bu ñuy mënee lii am na ñeneen ñu mën leneen loolu nag bu ñu koy def askan moo ciy njëriñoo moo tax tey jii ñu tàllal suñu loxo ne bëgg nañ vraiment ñu jox ñu bopp maire bi ngir ñu doxal wane li ñu mën. wane li ngeen mën yéen kon waa APR ndax loolu waxtaan nga ci ak ñi nga xam ne yéen bokk APR nag. effectivement parce que ci biir Thiès. tey jii Ousseynou Diouf candidat à la candidature de la mairie de Thiès Ouest. yaakaar naa dootul lu bees ci noppu Thiessois yi ça fait plus de 2 ans. ba ma waxee boobu ñu bëri kenn xalaatagul woon sax di postulé wu ma ne leen man dama bëgg ñu jiital moo ci mairie Thiès Ouest bii nii ma doxal ci jamono jooju vraiment dem naa seeti ñi nga xam ne bokk naa ak ñoom langue politique muy waa Benno Bokk Yaakaar toute sensibilité ma seeti leen ku ci nekk leen man de lii mooy sama yéene ñu ci biir rafetlu ko soutenir ma et puis ci ma ci jàppale tey jii nii avènement mburoog soow bi ñëw itam dinaa continuer la ma doon def ci biir waxtaan ci biir benn coalition bi ñu ànd seeti waa réew mi ak ñëpp neen kat la ma waxtaanee woon ak samay propre mbokk tey damay ñëw yaatal ko yokk ko ngir ñoom itam ñu xam samay yéene ci mairie Thiès Ouest bi. boo demee nag ci waa réew mi seen alliés yu bees yooyu di nga fa fekk ku ci mel ne kii di Aliou Sow moom mi nekk actuellement maire Thiès Ouest. wala ay jege ñaaleem en tout cas ñoom daal dinañ xalaat ne kon de kii moom daa bëgg a toog ca mairie ba. waaw loolu ndax yaa ngi xalaat daje boobu nan lay nar a demee. waaw mais xam nga doyen fii moom àdduna la ay nit ñun nous sommes des êtres humains yu yàlla jox xel ak xalaat. réeroo mënut a ñàkk ci kaw ñu waxtaan. je pense que bu ñu waxtaanee sottante xalaat. am na la nga xam ne lu logique la parce que tey jii nii comme ni ma ko waxee yàlla moo dogal ñu bokk benn coalition. il faut que ñu waxtaan bi mënut a ñàkk. waaw ndax ñoom ni ñu bëggee keneen noonu la keneen di bëggee kooku si légitime kooku mënuñu ko bañal kenn. waaw d'autant plus que ñoom jiitu nañ ñu yàgg nañu gérer station yooyu muy maire yooyu noonu. tey bu ñu bokkul woon coalition dañuy dem xëccoo kook ñoom. waaw xëy na sax amaana foofu lay gën a méttee wala foofu lay gën a jaxasoowee mais tey yàlla def nañu ànd je pense que en des personnes responsables war nañ mën a toog waxtaan ñu xool les meilleurs profils xool ñi nga xam ne vraiment am nañ yéene bi parce que li ci ëpp solo mooy yéene bi du caagi ne damaa bëgg a nekk maire rek pour nekk maire wala pour dégg monsieur le maire non non yéene bi la yéene boobu nag ça dañ koy constater par des actes moom monsieur le maire Aliou Sow boobu noonu def na set setal fii ci Grand Thiès ma ñëw romb fekk gis ko mu set setal ma wàcce ànd ak moom laal ci wax ci moom lu rafet pour nga xam ne loolu ñun duñu ay noonu vraiment ñun ñëpp ay doomu Thiès lañ ñu am yéene liggéeyal Thiès bu ñu waxtaanee jàpp naa ne solution mën na cee génn.
Ousseynou Diouf la ñuy dalal fii seen émission allo monsieur le maire ci Best FM 101.2 ci kàddu gi Alassane Mbengue allo ci technique bi Didier Papis. Ousseynou Diouf géré nag commune maanaam ab mairie xam naa ne daal yombul yow nan nga jàngatee bala ñuy xuusaat ci biir waxtaan wi ci yeneen i ponk nan nga jàngatee gestion wu ñi fi nekk actuellement à la tête de la mairie de Thiès Ouest. waaw gestion ñi fi nekk ni ma ko jàngatee moom mooy vraiment seen gestion ils se sont limités au strict minimum maanaam ca la ñu mën rek ca la ñu yem ci seen fi kàttanu maire bi yem ñoom ci loolu la ñu yemale ci seen gestion maanaam en quelque sorte ils gèrent le train-train au quotidien mais man ci sama wàllu ci samay ambition bëgg naa ñu dépasser loolu. nan lañ koy dépasser yéen. nan lañ koy dépasser par le biais de la coopération décentralisée. d'accord ak internationale. ndax tey jii bu fekkee yow da ngay gérer mairie di ko xalaat ci di ko jàpp ne yow ci fonds de dotation ak fonds de concours rek tu seras bloqué ci say ambition mais il faut vraiment ñu développer la coopération internationale mooy ce qu'on appelle le partenariat public-privé wut ay relations. jéem a xool li manque ci dëkk bi li fi sooxe parce que état mënul lépp. tey bu fekkee budget état rek ngay xaar doo liggéey tu gères que le fonctionnement ay salaire rek ngay gérer ay salaire mais l'investissement doo ci mën a sori te nag investissement moo yorum réew bu fekkee ay fay ay salaire rek ñëpp mën nañoo nekk maire yow sax mën ngaa nekk maire ndax on te donne un budget weer bu dee nga signer ay ordre de recette ñu fay ay salaire yi jeex na mais il faut que nit ñi ñu jéem a dépasser étape boobu. les maires am ay ambition réelle dem wuti ci ay partenaires ñu ñëw dugal leen ci biir dëkk bi mën a suqali ko. nee nga investissement soo ko doon tasaare ci wolof ak mu gën a yaatu. mooy lan. investissement mooy daanaka bu ma ko mënee tasaare ci wolof mooy yokk koom-koom gi ci ay jumtuwaay yi nga xam ne ci ay entreprise ci ay société ci ay partenaires au développement yi nga xam ne tey jii dinañ ñëw ngir jàppale askan wi. ci seen dundin parce que boo gisee li tax ñu naan investissement lu ñuy ji la di xaar mu màgg di ànd ak moom pour mu jëriñ askan wi loolu mooy investissement apporter de la valeur ajoutée par rapport ak li fi nekk loolu yaakaar naa bu ñu ko defee suñu dëkk bi dina mën a suqaliku du dootul nekk dëkk ba nga xam ne dañuy toog rek di xaar ndimbalal état mais tey ñu day nekk dëkk ba nga xam ne maire bi ak équipe bi muy àndal vraiment teg nañ fi ay jéego yu wóor ngir askan wi ci jëriñoo mu suqaliku koom-koom gi mën a yokk loolu mooy investissement. Ousseynou Diouf su yàlla dogaloon nga nekk monsieur le maire lan mooy nar nekk sa priorité ci wàllu investissement boobu pour askan wi mën si gis boppam. sama priorité d'abord man boo xoolee sama wàllu politique sax boo xoolee jigéen ñi laa gën a jublu. sama priorité c'est l'autonomisation des femmes maanaam jàppale jigéen ñi ci seen koom-koom. loolu nag bu ma koy wax c'est parce que dama ko teg fu lu leer. li tax ma teg ko fu leer mooy maanaam jigéen ñi bu ñu xoolee ci wàllu effectif ci bu ñuy xayma ñoo ëpp góor ñi loolu benn la ñaar itam jigéen ñi ñoo gën a farlu jigéen ñi ñoo gën a organiser te jigéen ñi ñoo gën a jàmbaar góor ñi kooku man dama koy wax dama ko nëbb ndax à chaque fois mooy def samay tournée politique ci mbootaay jigéen ñi muy taw muy naaj. yaa ngi leen di fekk ñu tëju ci ay néeg yu tàng di def seen comptabilité di def seen situation avec di cotiser ñii di verser ñuy teggal ay nit ba démb rek maa ngi jóge fii ci 10e ci benn mouvement bu nekk fii en face manufacture ma fekk jigéen ñi la même chose ñu doon def seen situation avec di gérer loolu ma jàpp ne ñooñu ku leen jàppale ci wàllu gestion ci wàllu organisation ak ci wàllu formation ak ci wàllu financement kër yi dinañ neex ndax jigéen ñi ñoo yor kër yi. moo tax man ma jël autonomisation pour les femmes def ko sama priorité commencé ci liggéey avec le réseau des femmes de développement de Thiès bi nga xam ne madame Diène Mati Ndiaye moo ko jiite ba nga xam ne créé nañ ko depuis 2013 ou 2014 si je ne me trompe pas di ci liggéey ba réseau bi tey toll ci 150 groupements de femmes fii ci biir Thiès loolu on essaie de tendre vers la banque pour le développement pour le financement des projets des femmes uniquement ñoo ngi ciy dox. te ñoo ngi ñaan yàlla may ñu ko nag dafa nekk mbir ba nga xam ne nag dafa day jël tout le temps. mais tey dem nañ ba am un local dem nañ ba acquérir des machines pour ces femmes. machine na la ay machines de transformation pour les céréales locales. nga xam ne ñoom ci la ñuy yóbbu dans chaque groupement de femmes ñu am des boutiques témoins nga xam ne tey fonds yi leen di jox
après formation ñoom ñu mën a vraiment di liggéeyal seen bopp avec les boutiques témoins xaalis boobu ñu am mu mën a delluwaat ci ñoom ngir ñu tàqali ko ak ñàkk. waaw loolu nag jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci kër yi maanaam daal les femmes. effectivement waaw da nga waxoon jigéen ñi sànq. waaw les jeunes filles ñi nga xam ne ay diplômés lañu ñooñu xanaa bokkuñu sa vision politique. non bokk nañ ci xam nga da nga ma laaj da nga ne ma lan mooy sa priorité. waaw mais jigéen bi de manière générale loolu mooy sama priorité. waaw ndax jigéen ñi ñoo yor kër yi. mais effectivement bu ñu xoolaatee sama programme politique jigéen ñeeg góor ñeeg ndaw ñeeg mag ñeeg ñëpp a ngi ci biir. parce que bu ñu du question de jigéen ñi rek muy jigéen ñi mooy ndaw ñi góor comme jigéen ñun à chaque fois fu ñu def tournée dañuy recenser les jeunes diplômés comme non diplômés à chaque fois qu'on a l'opportunité vraiment de les aider ñu dugg ci biir fonction publique wala ñu dugg ci wala mu am benn corps de métier bu soxla ay nit ñu dugal leen ci insertion non diplômés ñooy xool par le biais des formations ak par le biais de la DER nan lañ leen mën a regrouper jàppale leen ci ay projet pour ñu mën a demal seen bopp loolu itam projet la ba nga xam ne programme dafa bokk sama programme politique pour jàppale ndaw ñi yi nga xam ne ñoo ngi ànd ak man di liggéey fii ci biir Thiès. yaa ngi doon wax sànq financement jigéen ñi nag tey rek maa ngi koy dugg ci benn émission dañuy joytu souvent difficulté à accéder au financement maanaam dañu am ay jafe-jafe ngir nag ñu dem ci banques yi ñu financer leen wante tamit ñu daal di am ay accès ci foncier bi pour mën a def ñoom it seen i mbir loolu yow la noo gisee loolu par rapport au à la commune à la mairie. lu ni am la parce que ñun boo gisee formation yi ñuy defal suñu jigéen ñi sax defal nañ leen benn formation bi ñuy wax l'accès à la terre nan la ñuy def ba jot ci suuf si ba mun a liggéey parce que defal nañ leen formation embouche bovine defal nañ leen volaille defal nañ leen aviculture defal nañ leen horticulture ak l'accès à la terre loolu ñun suñu jigéen yi nga xam ne def nañ formation bi tey ñoo ngi ciy commencé vraiment di ci dox ay jéego. def nañ des demandes ya nga xam ne ñoo ngi nekk en voie yaakaar naa suupa la am ay suuf yu ñu leen jox pour ñu mën a développer seeni projet moo tax loolu li nga wax ne effectivement loolu jafe-jafe la woon pour jigéen ñi ci bëri ñu jot ci wàllum suuf ngir mën a liggéey ñun ça on l'a compris très tôt moo tax dañu ciblé woon beaucoup de domaines yi nga xam ne tey soxla nañ jigéen ñi soxla nañ ko ñu mettre l'accent defal leen ay formation ba actuellement ñoom ñoo ngi mën a demal seen bopp loolu ñun def nañ ko. jigéen ñi mooy sa priorité numéro 1 numéro 2 ban la. numéro 2 c'est la jeunesse. jeunesse lan moo tax jeunesse muy ndaw ñi. pourquoi jeunesse parce que jeunesse moom mooy avenir um réew tey jii nii bëri lu ñuy constater ci biir dëkk bi ci peut-être ci ay yàqu-yàqu. wala même ci lu baax c'est la jeunesse. boo gisee li tax ma ne la jeunesse. mooy numéro 2 boo gisee tax sama programme politique. dafa am benn logique bu muy suivre parce que ñun suñu jamono ji d'abord dans un premier temps xiif moo sonal famille yu bëri moo tax ma ne nañ jàppale jigéen ñi ñu jàppale jigéen ñi ba kër ga am dara ñuy lekk di naan ci waxtu bu ne xel yi dina mën a dal bu xel yi dalee léegi nag ñu ñëw ci ndaw ñi xool nu ñu leen jàppale pour ñu am xëy mais ci jàppale amum xëy boobu d'abord il faut qu'on les conscientise ndax dañoo toll ci jamono ja nga xam ne man des fois damay tiit doyen Alou ndax damay gis des jeunes dans les réseaux sociaux ñu amee yenn comportement yi nga xam ne dama naan ñii fan lañ leen yaree te jeunes yooyu bu dee jeunes yooyu ñoo nar a màgg jël suñu société jël suñu dëkk fu ñu jëm du baax ndax xale ba nga xam ne amul kersa pour saaga ndey xale ba nga xam ne amul kersa ngir yëkkati ay awraam génne ko ci internet xale ba nga xam ne amul ndoxu bët du jox respect mag jeunesse boobu bu fekkee jeunesse boobu lañ nar a am suñu dëkk du mujjee fu baax moo tax jeunes yi il faut que ñu récupérer leen former leen encadrer leen ba pare jàppale leen ñu xam ne àdduna loola yar mayul ñàkk yar du la ko may ndax ñoom yi ma gis ñoom ñu koy def ci jamono ji da ngay bokk ak da ngay nekk ak nit doo leen bokk parti wala doo leen bokk gis-gis mais ci respect ak ci yar mais ngeen di waxtaan wala ngeen di sottante xalaat ba di ànd sax di demalante man loolu gis ma ko tey ci ndaw yi saaga ndey xeex toj yàq loolu bu dee sunu ndaw yi noonu lañ leen nar a tàggatee du baax sunu réew moo tax ma ne il faut que l'on insiste sur les jeunes vraiment ñu yaraat defaraat jikko yi. mais loolu nan fan ngay jaar ko def loolu parce que loolu daa mel travail de titan la de.
c'est un travail de titan mais nag dafa am benn adage bi wax dis-moi quel peuple tu as je te dis quelle jeunesse tu as. Quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu auras, quoi. Peuple tu auras. Voilà. kooku ça commence d'abord au niveau des foyers au niveau des ménages ci biir kër yi. kon nag jigéen ñi nga doon dooleel ci priorité. di nga leen jox xanaa sas. mais déggoo li ma la wax xam nga tey jii nii jigéen yi ngay jàppale. waaw ñun sunu politique nekkul politique gu mbedd rek wala politique gu duy ay kaar dafa nekk benn politique ba nga xam ne d'abord jikko yi ak comportement yi la ñuy defar. ndax boo gisee li tax ñu ne jigéen ñi nañ leen former kii di formation yaa ngi koy conscientiser ci lu bëri ndax alal bi boo ko liggéeyee doo ko yàq ci de cette même façon te lañ leen di conscientiser à ce que ñu jël seen i njaboot vraiment teg leen ci yoon bu baax kenn bañatu leen dugal ci ay toj ay këru jàmbur toj ay bus toj ay kii arrêt bus mooy am na gis nañ fi à Dakar benn société bu def ay enseignement ñëw toj ay kiiwam di xeex parce que toj boobu noonu moo warul pour une nation qui est civilisée moo warul am nit ki mun nga xeex mun nga casser say droit mun nga bañ mbir mais vraiment de manière civilisée parce que li ngay yàq yaa ko moom sa alal la du état bi ñii fi nekk dañuy jàll ñeneen dañuy ñëwaat ëllëg bis wala bokk université wala école bi nga toj wala bëgg koo lakk da nga ca bëgg a jàng wala sa doom bëgg cee jàng bu baaxulee yow yaa sonal sa bopp bon bu ñu leen conscientiser ñu xam ne lii sunu alal la dinañ seet d'autres formes de lutte ya nga xam ne dootul nekk ay toj ak ay yàq pour que ñu xam ne Sénégal ñoo ko bokk te toujours on doit essayer d'aller de l'avant ensemble malgré nos divergences politiques. ndaw ñi nga jiital jigéen ñi man nag maa ngi xalaat li nga xam ne moom mooy cadre de vie environnement maa ngi xalaat santé parce que loolu tamit il faut que defe naa mu am. waaw éducation. loo xam ci yooyu. xam nga boo gisee mën a la sama programme ay priorité la. santé ngi ci biir. cadre de vie ngi ci biir. yooyu yëpp c'est des seconds mais doyen Allo xiif d'abord mooy premier bi. waaw bu ñu jógee ci xiif éducation des jeunes après doo ko ñëw ci yeneen yi yaa ngi wax santé gis nga par exemple santé boobu ngay wax. ñun dañ ci am benn programme ba nga xam ne tey buñ ci jotee ci li ñuy wut mu di maire bi. vraiment wàllum faju dina yomb ci gox bi. parce que mooy lan parce que faju nag jamono yi moom gars yi sonn nañu. problème la hôpital yi fees nañ. dafa cher dafa. des fois pour nga gis benn njaboot wala benn kilifa ga nga xam ne day bëgg a faju wala mu faj njabootam lu mu demee hôpital sax problème la ci moom. couverture maladie universelle am na mutuelle de santé yi am nañu wante dafa mel ne ba léegi daal mbir mi doxagul ñu ko bëggee. mais c'est-à-dire que on a laissé à l'État. tout lépp pour état jéem ko def te état mënut a def lépp il faut que ñun aussi ñuy wax ce qu'on appelle la gestion inclusive et participative il faut que askan wi di jugal seen loxo ci doxalinu réew mi ci doxalinu gox bi. askan wi nag il faut ñu yee leen kon. mais il faut que ñu yee leen parce que moo tax ma ne man bu ma jaaree ci jigéen ñi comme ñoom ñoo yor kër yi. man samay message dina mën a jàll. parce que wàllum santé boobu ngay wax ñun dañoo jëloon ce que non répertorié woon ce qu'on appelle les bàjjenu gox ñii leen tuddee ay relais communautaires rek yu ko xamul. ñoom dañ ne woon bu ñu leen équipé parce que da ngay gis da ngay toog guddi man dal na ma plusieurs fois jigéen bu war a matu nekk ci kër ga nga xam ne dépourvu de moyens amul oto bu ko yóbbu amul lenn lu ko yóbbu mais kan moo koy taxaw doye ci jamono yooyu. c'est un cas. cas la de. léegi nag yow bu fekkee ñun dañoo développé benn comité de santé ci biir gox bi ci goxaan yëpp renforcer bàjjenu gox bi. jox ko un portable avec numéro de téléphone parce que bàjjenu gox bi souvent day nekk nga xam ne def na formation en santé am na ci ay connaissances. renforcer ko jox ko un téléphone un portable ba nga xam ne dañ naan ko n'importe quel moment kat. mun nañ la solal muy guddi muy bëccëg ngir bëgg-bëggu askan wi. di xool benn per diem ba nga xam ne chaque fin de mois moom bu doon 100 000 50 000 ñu jox ko ndax coono googu muy daj. bu ko defee nga xam ne guddi muy bëccëg saa su ne heure bu ne nga xam ne nit ki am na soxla bu ko dab tey pose loxoom motul ginnaaw wala amul ku ko taxaw bu wootee bàjjanu gox boobu noonu kooku dina ñëw taxawu ko wala ñu jël ay disposition ba taxawu ko faj njabootam te daanaka moom du génn dërëm. mais loolu du concurrencer poste de santé yi nekk ci gox yi. non c'est pas de la concurrence xam nga li tax ma ne c'est pas de la concurrence assistance la.
parce que gis nga doyen ñun ñu dugg ci biir gox yi ñun ñu dugg ci biir nit ñi ñun ñoo xam jafe-jafe askan wi. kon yéen leen gën a bëgg a jege nekk premier poste de secours ba pare de soins après nag lu ci am nag ñu soog a yëg ca poste de santé ba ci yeneen yi dina nekk ci jafe-jafe surtout xaaju guddi du ci sox oto bu ko yóbbu ca poste de santé ba parce que loolu nag doon na rafet nag su loolu amee maire bi daal di taxaw moo tax mais maire bi avant ko jot bàjjanu gox bi voilà ma nga parce que day am ay loolu yëpp maire bi ko organisé rek waaw mais day am ay urgence mais maire bi xam nga ne maire bi amul ay moyens pour gérer ay bàjjanu gox parce que tamit nag d'accord bàjjanu gox bi tu as beau vraiment conscientiser pour mu jàppale askan wi mais tamit da ngay def dara ndax nit la ka nga xam ne aussi tamit day dund day am ay soxla il faut nga jox ko le minimum de moyen woo nga jox ko benn appareil portable ba nga xam ne ku ko soxla même xaaju guddi war a motu tey jii nii mu ñëw ak benn maletam ñëw taxaw assister ko d'abord ba mu mucc jàmm après ñu doog ko yóbbu ci poste de santé ba. kon loolu yow soo nekkee maire sa maire yi mooy wut ay moyens ba nga xam ne dina mën a di financer yooyu renforcer les bàjjenu gox. voilà jox leen des moyens de communication ya nga xam ne tey jii nii. képp ku nekk ci jafe-jafe dinañ mën a woote rapidement ñu ñëw secourir la. genre numéro vert yooyu. voilà genre numéro vert. voilà loolu bokk na ci sama programme de santé. am na yeneen sax yoo xam ne tamit ay priorité parce que lépp nag ndeysaan dafa nekk priorité. dañu nekk ci réew moo xam ne. pays sous-développé lañ koy tuddee. bien que sax am na wàll woo xam ne nag ñooñu moom xaw nañoo am tuuti wante tamit daal globalement nit ñi dañu am ay jafe-jafe. moo tax Sénégal nag nekk fi maire dafa jafe tamit. pas nga jot maire yi mais ngay fonctionner comme maire poste bi nga koy gérer léegi nag. ndaxte Sénégal léegi bon peut-être depuis quelque temps social. yow noo jàngati social parce que tamit loolu day wane ne. La pauvreté est là. Des conditions de vie précaires sont là. jafe-jafe yu àddina loxo bu jotul ginnaaw et cetera. yow nan nga mën a gérer nan nga comprendre social. bis boo nekkee monsieur le maire Ousseynou Diouf. bon social mënut a ñàkk doyen Alou ndax yàlla moo tabaxee noonu àdduna bi. ñëpp seen loxo jotul seen ginnaaw mais tamit damay wax naan trop de social baaxul trop de social ça rend fainéant trop de social ça rend paresseux. nit ki ba nga daal balaa ngay toll toujours tout le temps di ko may jàngal ko nu muy demee napp ji jën loolu itam dafa am man du n'importe qui laay defal social moi je vous dis la vérité am na nga xam ne dañuy ñëw dama naan la sa waay yow làggiwuloo pottiwuloo war ngaa mën a dem góorgóorlu xëy am benn 3000 wala 2000 par jour di jox sa jabar dépense di dund te doo ñaan dafa am ñi nga xam ne dañoo bëgg lu yomb à ces gens il faut leur dire non par contre nag am na ñi nga xam ne vraiment seen jëkkër génn nañ àdduna seen loxo motul ñu yor bàyyi leen ak njaboot lu mu nekk la nga xam ne ay situation yu dal seen kaw ñii feebar dab na leen ñii leneen dab na leen ba ñu nekk ci ay jafe-jafe ñooñu laaj ñooñu dimbali ndax àdduna moo demee noonu mais par contre pour les autres il faut vraiment ñu am fulla ak fayda et puis jàkkaarloog nit ñi nga xam ne war nañoo mën a dem liggéey ñoo leen dox leen dem leen liggéey ji wala jéem leen defi dara ñu jàppale leen moo gën ngeen di ñëw taxaw toujours di ñaan ay social parce que social itam dafa am fu mu mën a yem. social mënut continuer di wéy yàlla mi ñuy sàkk mën a faj problème yëpp defu ko yàlla social am na social dafa am fu mu yem moom laay wax tout le temps may leen yàlla mi ñuy sàkk sax mën a faj problème yëpp defu ko dafa jox ñi xañ ñi parce que noonu la tabaxee àdduna kon nag yow miy doomu aadama boo ne da ngay mën ngaa social ñëpp da ngay wax lu la neex da ngay nax nit ñi mais ça ne peut pas être ñi war a liggéey nañ dem liggéey ñi ñu war a dimbale nag vraiment ñu xam ne ñii c'est des indigents seen loxo jotul seen ginnaaw ñu jëm leen jàppale ñoom itam parce que soit dañoo làggi wala suñu borom teg na leen ay natt nga xam ne vraiment mënatuñu liggéey te yor njaboot ñooñu jar nañoo jàppale jar ñooñu ñoo yeyoo social. tey jii ci gestion ñi nekk actuellement ci bopp conseil municipal bu Thiès Ouest lan nga gis loo xam ne vraiment doxul des na ci seen gestion daal. ci gestion conseil municipal bi man li ma gis moom mooy au niveau du foncier maanaam suuf si doyen Alou y a du n'importe quoi. lan nga gis moom. mais njaayum suuf bu doy waar ci biir dëkk bi ak foqate alalu Ceesuwaay yi dem jaayante ko ci seen biir. man mii di wax ak yow def nañ ma ko. si fii à Ngent te ba tey maa ngi ci contentieux boobu noonu au niveau du tribunal. sa terrain yow. sama terrain man ak ay terrain yu ñeneen tey bu ma taaloon sama portable sama WhatsApp. nga gis jigéen yu nekk États-Unis ñi Italie ñëpp dem di daan seen doole jënd seen suuf di xaar di dajale pour tabax ko ñu ñëw jël seen suuf dem jaay ko ci marché bi ay commerçant ak ay borom xaalis mu nekk jëf ju ñaaw
ba nga xam ne ba tey maa ngi ciy xeex ak ñoom ngeen ñu delloo nit ñi seen suuf. waaw ñi yorewoon ñi moom suuf si ñoo am nañu délibération ñi moom parcelle yooyu. am nañ seen i papier. ñële fu ñu jëlee papier ba jaay ko ñeneen. ñoo xam ne wóolu nañu papier yooyu. ñoom dañoo indi benn système bu ñuy wax désaffectation réaffectation. waaw désaffectation maanaam bu ñu la joxee suuf tabaxoo ko ñu nanguwaat ko. ab diir waaw. mais loolu état da ko encadré daanaka sax boo xoolee amul benn commune bu koy def ndax Sénégal. waaw ñëpp xam nañ ne loxo yu motul ginnaaw nit ñi boo leen joxee suuf. il faut du temps nga may leen ko 2 ans yi ñuy wax. délai kooku dañ koo bind noonu rek. waaw mais kenn mësu koo appliqué. mais xam nga tey jii nii ki nga xam ne dafa ñëw taxaw pour def ab njublangam tey jii nii kooku dina seet benn porte wala benn opportunité pour def ko. ci loolu lañ ci gundugu te loolu boo koy def dañ naan la ki ngay bëgg a jël suufam da nga koy bind këyit ba pare. ay mise en demeure yooyu daal mise en demeure ba mu ñëw bu fekkee ne mënul tabax nga doog a xool mais tey jii nii mais nit di nga ko def mise en demeure sax xam ne ni kii néew di doole la nga bàyyi ko fa ne ko sëñ bi kat garaawul demal nga continuer kat nga jéem a xool loo fa def sàkket ak lu ne. mais gars yi dañoo dajaloo ci seen biir di jël ay suufi jàmbur sans consultation ni rien jël ko di ko jaay. man am naa ci benn cas ba nga xam ne tey man sama cas. benn xale bi ñuy wax Modou Diakhaté dëkk fii di jaay ko tu suuf lañ jël ay suuf yu bëri def ko ci turam pour mu jaayal leen suuf yi te li ci gën a doy waar ñoom chef de service seen bopp ñoo doon jaayal suuf yi. am naa ci ay preuve leer nañ. loolu ab njubadi la lu doy waar la fii ci biir réew ci biir Thiès parce que loolu itam Thiessois yi soxlawuñ ko. Thiessois yi dañoo soxla dëkk bu am jàmm dëkk bu dal képp ku liggéey ba am sa suuf ñu bàyyi la ak sa suuf nga tabax ko ndax ku képp àdduna loolu mooy teraanga àdduna. ñu ko nekk bu nga am suuf sa nga xam ne tey jii nii da nga koy tabax dugal fa si biir kër muy sa sag di sa sagu njaboot. mais jël suufi jàmbur yi di ko jaayante seen biir te ñu ci bëri dañoo xam nga lu ñu doon jëlee xaalis ba di ko def ñi di takk ay jabar ñi di jënd ay oto di foo. ba pare jël alalu askan wi ñii nga nekk bitim réew ci naaj ba ci glace ga ci seddaay bi. ñuy jaay seeni suuf. te wax naa ci ay kilifa te maa ngi ciy xeex ba tey te incha allahu rabi dinañ delloo nit ñi seeni suuf ndax ici tamit ñun bu ñuy politique. dañoo soxla une administration locale de qualité une administration locale de valeur une administration locale ba nga xam ne dañuy garantir la sécurité et le bien des citoyens mais pas une administration locale ba nga xam ne day ñëw di saay-saayee di luubal alalu askan wi au vu et au su de tout le monde te kenn du ci wax man dama ciy wax te dinaa ci continuer di ci wax dinañ delloo ñi nga xam ne nangu nañ seen suuf ci lu dul yoon pour ñooñu jotaat seen suuf ndax ñooñu kat dañoo compter tabaxal seen i njaboot ay kër. man Ousseynou Diouf porté naa combat bi te wax naa ko à qui veut l'entendre dem naa bind naa ba présidence de la république ni luubal yi ñu fi doon def nañ ko nanguwaat suuf si delloowaat ko seeni borom te maa ngi teg benn comité benn mouvement bu ñuy wax M3S. saytu sunu suuf mouvement saytu sunu suuf. waaw 3S. M3S léegi dootuñu nangu qui que ce soit ñoo fi ànd ak say courtier wala say promoteur immobilier. dagg suuf waa Thiès jël ko jaay ko dem sa yoon bàyyil ñu fa ay problème ñun dootuñu ko nangu loolu man Ousseynou Diouf taxaw naa ci tem suuf waa Thiès yi kenn dootu ko jël di ko saax-saaxe di ko foowee ngir bëgg-bëgg képp ku mu muntu doon loolu man dootuma ko nangu. Ousseynou Diouf loolu nag combat la xeex la bu metti sax wala bu nar a metti ndaxte nag Sénégal du Thiès rek moo am problème suuf Sénégal gi yëpp def naa ne li ñuy jàmbat suuf moom bokk na ci def naa sax président de la République Macky Sall wax na ko jamono yële ne problème yi ñu gën a am daal mooy problème mu suuf kon nag xanaa rek toog ci bopp mairie bi yaakaar ne di nga si mën a dox ay jéego wante day jafe de parce que tamit réalité soo toogee ci fauteuil bi moom day wuuteeg soo nekkee ci touche. doyen loolu man d'accord uma ci. ah bon d'accord acca. xam nga li tax ni da nga ne réalité boo toogee ci bi man dama nekk un agent des impôts et des domaines. qui a amoon actif 20 ans d'expérience dans l'administration. tey bëri na fi ay communes yu bëri man maa nekkoon seen conseiller en matière domaniale. bëri na ci ay maires yu bëri man maa leen doon conseiller leen wax nan ngeen di doxalee seen wàllu suuf seen plan d'urbanisme directeur sax man maa leen ko doon programmer maa leen ko doon defaral xam nga les institutions demeurent. les hommes passent. ci homme yooyu noonu nag fa la jikko yi wutee. waaw nit ki bu jubadi na. mais dafa am la nga xam ne tey jii nii on peut le comprendre un conflit foncier né entre deux personnes on peut le comprendre maa ngi yow ñu am problème suuf d'accord bon nañ ko comprendre mais tey bu fekkee tey ñi nga xam ne ce sont des fonctionnaires de l'État sortis à la bonne école
jàng ñu nama leen teg leen ci poste bañ leen war a teg ñuy saay-saayee askan wi là ça devient dangereux et c'est ce qui est arrivé ici à Thiès problème foncier bi fi xew yëpp ce sont les politiques ak les fonctionnaires de l'État rawatina les fonctionnaires de l'État dañoo jël am seen i promoteur personnel di jël suuf si di ko def ci seen i tur ñu leen di jaayal suuf waa Thiès noonu la problème mu Thiès bi demee te il faut être vraiment un professionnel du milieu pour xam bu baax ne mbir ma doon demee nee naa la ay nit yu nekk ba bitim réew ñoo ngi may woo ñu constituer benn mouvement ngir défendre lii ndax loolu lu ko waral administration locale bu bon moo ñu ko waral mais nag li ñuy wax ci wolof uude nu mu la gisale la lay ëwalee ndax tey bu fekkee dañ fi affecté ay fonctionnaires ñu ñëw fekk fi ay maire ak ay élus locaux ya nga xam ne motuñu lu ñu doon wala boog ñu xamal leen yenn ñaawteef yi ñoom it dañ ciy profité ñoom it def seen i ñaawteef lépp rek ci coono askan wi. lépp ci coono askan wi. moo tax ma ne nañ xoolaat bu baax ñi ñuy porter à la tête des maires na nekk ay nit ñu am fulla am fayda ya nga xam ne du ñu dugg ci ay njublang du ñu dugg ci ay luxóor ndax fonctionnaire yii fi ñëw di jaay suufu dëkk bi dañoo xamal ces élus locaux là ay ñaawteef yu ñu def ñoom it pour ñoom it ñu dëgg ci seen tànk ñoom it ils en ont profité ñoom it di def ay luxóor. te ñoom suba dañ leen di affecté. ñu dem léegi nag ñoom ñu bàyyi ñu fa problème yi fii ci biir dëkk bi. c'est ça la réalité mais loolu dafay dëñ ndax ñun bu ñuy politique itam nekkuñu pour di yëkkati nit ñi di soldi ay kaar lépp luy njubadi ak lu nekkul yoon ci biir dëkk bi dañ koy xeex. kon daal yow maire bu bees daal nga bëgg a nekk doxalin bu bees. non pas doxalin bu bees sax xëy na am na ñeneen ñu fi jaaroon avant. doxal bu exemplaire mais doxalin ba nga xam ne ci dëgg ak ci jub lañ koy teg. waaw lu dul dëgg ñu ne leen lii du dëgg lu baax ñu ne leen baax na. ku fi ñëw di jaay suufi jàmbur ñoo la doo fi jaayee suufi jàmbur parce que ñun Thiès li ñu xam ne moom mooy da ngay am Thiès bu terrain bu ngaa dem tëddi France wala 30 ans sa alal fa lay nekk boo ko waree sécuriser du tee dañ naan la demal nga sécuriser ko mais kenn du ñëw di njublang sa alal njaayam suuf bi moo doy waar ci biir Thiès li ma ci xam ci ay information sax mënu ma koo wax fii ndax le dossier est dans les mains de la justice. am nañ fi yeneen invité yu yoo xam ne ci alalum seen maire ñëw nañu. ñoom ñoo la jiitu fii ku ci mel ne Djibi Sarr ku ci mel ne Ibrahima Deme juge Deme ñoom ñëpp wax nañ ci mel noonu maanaam daal di gën a defaraat jikko yi di gën a doxalin boo xam ne moo gën a ànd ak vraiment aspiration peuple bi maanaam askan wi di bàyyi xel askan wi di dox ci dëgg waaw di dox ci dëgg loolu nag defe naa ne su fekkee ne tendance bi yëpp noonu la defe naa ne ku ci jël rek xanaa kay askan dina si mën a gis boppam. mais bien sûr parce que xam nga askan wi ñun gestion maire yi wutuñu ko lu dul jëriñ askan wi jox leen nopp jox leen tànk ba li ñu bëgg ñun ñu doxalal leen ko c'est ça jàmm am dal am mais du ma la ko nëbb. demal au niveau du tribunal plusieurs plaintes y a plusieurs plaintes des plaintes et des plaintes yi nga xam ne ñoo ngi foofu noonu procureur xamul nu mu koy régler lu ko waral coowal suuf. budul maire bi di waa impôt domaine wala waa CADAS wala ay promoteur immobilier. am na sax ñoo xam ne dégg naa dañuy ñëw nekk maire yore benn ay responsabilité ñu war a décanter ay situation wala ñu fekk fa ay lëj-lëj ñu wax ñu ne ñun kat ñun loolu du ma ko laal parce que gestion ki fi jóge la parce que vraiment c'est un peu confus dafa jaxasoo ba nga xam ne kooku sax neen day daw sax res quoi finalement nga xam nga yooyu itam day doy waar. mais lu doy waar la léegi contentieux ba dafay nekk di exister jusqu'à quand. te kooku dafa mel ni rek loolu doy na waar daal doy na waar. mais c'est-à-dire que il faut que ñun mooy li ma la wax il faut que ñu am maire yu mot lu ñu doon problème mu mbuurkat bii. waaw mbuurkat bi dama ne toog di seetaan moo ko waral ndax man mbuurkat lotissement initial bi ñun ñoo ko defoon. boobu man maa nekkoon fii le chef du bureau des affaires domaniales bu Thiès maa représenté woon les impôts domaines. bi ñu ko defee ba partie bi nga xam ne laalul forêt classée bi la ca des on a vraiment dañoo def benn PV bind état ne leen soit nañ ko déclassé ñu mën a yaatal affaire bi ndax vraiment boo ko xoolee foofu noonu ñi ñu fa dem di def ay fàq dëkk ay nit ñu ñàkk doole lañ woon donc il fallait que ñu jàppale leen ci loolu mais dinañ ko def boobu ba tey. defuñu dara nit ñi dem di samp di dëkk di sànc di dëkk di sànc dëkk dem ba dëkk ñu jotee ñu ñëw ne dañ leen di toj te courant dugg na fa ndox dugg na fa. te toj nañu sax boole ci. métti mu nekk lu ñaaw. métti na de. ay magum nitu yàlla taxaw di ci mbedd mi di jooy ñuy génne seen i njaboot di leen sotti ci mbedd bi en plein weeru koor te loolu yëpp sunu maire yi ñoo taxaw di seetaan
ndax le maire c'est lui qui définit la politique de la commune tey am na la nga xam ne bu taxawoon ne muy des ko sax muy ku mu munti doon doo leen fi toj lenn taxaw leen ñu waxtaane ko teg ko ci yoon ba askan wi ñu xam laan leen ne li ñu bëgg a tëral lii la kon problème du am ay taali pneu du fi am yàllaa ci sotti ndox mu sedd mais bakken sax mënoon na fay tuuru ndax keroog dafa nit ñi taxaw nañ taxawaay ba nga xam ne dañ ñëwoon bu ñu continuer rek tëj seen kër nañ jaar seen kaw waaw te loolu un maire ba nga xam ne taxawaay bu mot moo ko waral ndax jamono ji ñu toll war nañoo weesu fitna lépp luy jur fitna dañ ko war a weesu surtout fekk ay néew di doole nga xam ne yoruñu dara amuñu dara nga ñëw di toj seen kër yi di leen toroxal di leen bunduxatal lu ñaaw la. loolu tey fu mu jëm fu mu toll affaire ba tey moo ngi nii mooy comme li ma la wax rek ba tey coow la moom. te pourtant président Macky Sall waxoon na fi ay wax. ba joxe instruction mais moom taxaw na fii ne leen carrément nañ leen régulariser. waaw. léegi moo tax mën a la maire yi fi nekkoon tey ñoom ñoo deful li ñu war ndax bu président Macky Sall joxe ndigal yow da ngay jël ndigal loolu mu président joxe nga def ko muy sa yitte woo les services techniques ànd ceeg ñoom liggéey bu mucc ay bu mbir ma mën a sotti. waaw président mais bu ñu toog di seetaan di calculer di am yu ñuy sóoraaleeg ak yu ñuy bëgg ci biir ndax wax mbir mi loolu la dañuy am li ñuy bëgg ci biir ba mbir ma exploser seeni loxo. waaw président la xanaa moom du topp kàddoom. li mu waxoon waaw. xam nga président. c'est le président de tous les Sénégalais président li nekk ci boppam. daa bëri vraiment dafa bëri. dañu waxante dëgg. waaw mais am na ministre boo xam ne moo yore. mais moom laa lay wax xam nga président li nekk ci boppam dafa bëri ministre noonu mais ñun suñuy élus locaux suñuy maire. waaw ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ne nañ leen dénk ñu liggéey. ñoom ñooy suñuy président. waaw ñoom ñooy président askan wi. waaw ñee mun nañoo fàtte waaye ñoom amuñu droit fàtte ndax ñoom bis bu jot dañuy yeewu di xëy ak askan wi xam li problème mu askan wi ñoom ñoo ciy taxaw poñe président poñe ministre ba li askan wi bëgg ñu defal leen ko. bu ca leneen xewee ñoom ñooy responsable yi man dama koy wàcc président dama koy wàcc ministre ba mais c'est le maire moom mooy taxaw ci bëgg-bëgg askan wi ça dépend nag rek maire bi nag moom bëgg-bëggu askan wi ndax jaral na ko wala jaralu ko mais bu ko jaralee vraiment ay toji kër waru fee am man loolu laa gëm. toju kër bi de moom métti woon na lool foofu ca Mbourkat foncier bi kon nag yaatu na. wax nañ si lu bari ci biir émission bi leneen tamit mooy conseil municipal équipe municipale la du rek yow sa waa parti ñoo fay nekk mën na am tam ñeneen ñoo xam ne dañu nekk ay conseillers jóge ci yeneen parti loolu lan ngay envisager seen nekkin foofu. waaw nekkin bi du lenn lu dul vraiment nekkinu jàmm ak salaam nekkinu sotti ci ak def ci. ndax effectivement au niveau du conseil obédience politique yu bëri dañ fa rassemblé wu mais rassemblement boobu nekkul dañ fay nekk di xiiroo ak ŋaayoo. waaw loolu de yenn saa ñu xool ko ci. waaw mais bloqué fii ñii di bloqué fële mais rassemblement boobu dafa nekk sottante xalaat motalante dollante ngir bépp projet bu ñu war a adopté xalaat yi gën a rafet génne ca mbooloo moomu ngir ñu tabax li ñu bëgg a tabax. man loolu laa jàppee conseil municipal bi nga xam ne tey jii nii war nañ ko mën a am. mu nekk conseil municipal de valeur mu nekk au conseil municipal de qualité où émergent des idées de très bonnes idées ya nga xam ne. moom la ñuy jël di ko liggéeyal askan wi. mais conseil municipal ba nga xam ne peut-être ay saagante. ak ay xuloo ak ay xeex kooku moom dañ ko war a dépasser ndax loolu nekkatul d'actualité. ndaxte tamit Ousseynou Diouf bi ñuy dalal fii ci émission alors monsieur le maire ci BCFM 101.2 su ngeen nekkee nag ay conseils municipaux ku nekk jóge ci benn parti bokku leen parti yéen seen parti dañ ko war a nelawal tuuti nekk nag conseil municipal boo xam ne yow askan wi moo la fa teg mi ngi mel dañuy wax ci assemblée nationale ak député yi. député du peuple la ñuy wax. jarul woon sax ñu naan député du peuple ndaxte tamit su nga xasee ba dugg foofu rek. yéen ñëpp yéen a bokk. jëmukaay normalement. mais malheureusement dañuy nekk député APR ñi nekk député leneen ñi nekk député feneen conseil municipal tam loolu day law ba ci ñoom. ba nga xam ne finalement askan wi moom mooy perte daal. mooy perte fële mooy perte ci suuf fii ci maire yi finalement il faut gars yi waxtaanaat. comme ni nga ko waxee nii il faut ñu waxtaan il faut ñu xoolaat ni ñuy doxale sinon chaque fois dans la division ci ŋaayoo xiiroo lay nekk. ñii di voté benn budget ñii bloqué wala nangam et cetera xam nga yooyu tamit askan wi sax finalement dañ leen di reetaan daal dañ naan mais ñii dañuy fonto. mais loolu li ko waral toujours c'est parce que da ngay xool conseil bi da nga naan sa parti bi moom fa indi moom fi teg moom fi dugal
mais il faut que aussi les responsables politiques ñu waxanteeg ces conseils là c'est comme au niveau de l'Assemblée. tey jii nii d'accord parti moo la fi indi moo la fa dugal mais bu dee dañuy waxtaanee mbir wala boog bu dee dañuy war a liggéeyal askan wi ne nañ jël affaire politique ñu teg ko nële te ñu indi xam-xam ndax xam-xam mooy jëriñ askan wi nekkatul politique day am benn instant day reculer bàyyi xam-xam ak expérience ak expertise ñëw pour ñu liggéeyal askan wi man foofu laa leen di yeewee foofu laay waxtaanee suma naataango politique yi ñu bañ a caaxaanee les affaires de la cité ak les affaires purement politiques les affaires purement politiques nañ bàyyi ba élection jot. ba mooy parparloo beeg. waaw ñu dem parparloo ñu dem xëccoo. boobu waa politique wala xëccoo wala wut moo jot. mais bu loolu weesoo ñu war a taxaw liggéeyal askan wi mais nañ ci def fulla ak fayda ak xam-xam. pourtant da ngay dégg sax da ngay dégg sax Ousseynou nga baal ma suñu jeexalee ay élections ba ku si mel ne ma jox benn exemple rek APR gagné léegi da ngay dégg ñëpp surtout waa APR ñi disons parti bi gagné dañ naan c'est maintenant l'heure du travail politique jeex na léegi nañu bàyyi nag ñu liggéey. mais effectivement mais ça ne se traduit pas dans les faits. waaw mais parce que toujours élus locaux yi fii nekk. ñoom ñooy alimenter benn façon doxalin ba nga xam ne. toujours nit ñi ko ci nekk da ngay jël sa parti politique wala boog casquette bi ñu la jox. pour xeexee ko keneen. les gens restent ñoom la politique daal dafa sax seen xol rek. dafa sax si seen xol. lu ñu am différence entre. voilà il faut que ñu réincarner une nouvelle façon de gérer de gestion. moo di lan politique bi wees na tey actuellement man. léegi ñoo bokk gaal gi. ñoo bokk gaal gi nañ tabax. waaw nañ tabax quoi nañ defar. waaw vote bi dimanche bële la woon. dimanche bële la woon passé na léegi nag voilà léegi ñoo ngi ci biir conseil bi tey dañoo bëgg a defar benn hôpital wala dañoo bëgg a defar. benn projet wala benn société pour askan wi. waaw nañ leen ñu indi xel ak xalaat yu rafet yëpp xool étudier ko ndax lii njëriñal askan wi la. ndax lii ban portée la am ci askan wi mais ñu defar ko. loolu mooy tabax bu ñu waree tabax bu ñu waree liggéey na xel yi ak xalaat yu rafet yi ñëw taxaw. mbirum politique ñu jël ko tegee ko nale loolu yaakaar naa bu fekkee les maires yi nga xam ne jiite nañ vraiment les conseils municipaux. ñoom incarné nañ ko te doxal nañ ko. yaakaar naa nit ñi seen bopp dinañ soppi doxalin par rapport à la gestion des affaires de la cité. jigéen yaa ngi ko doon wax sànq ne yow bokk na sa priorité maanaam daal ñoom nga njëkk a jox sax numéro 1 bi priorité numéro 1 jigéen ci instance de décision yi. maanaam jigéen bu nekk conseillère municipal. jigéen bu nekk leneen loo xam ne tamit fa ñuy décider la. fi ñuy dogale. noo gisee loolu parce que jigéen dafa mel ne ba léegi des na daal. mais tubaab jaar na fi def na parité ak yooyu yëpp mais ndax yow sa xalaat jigéen ñi ñoo ngi toog fi nga xam ne fa la ñuy décider actuellement ni wala des na ba léegi. bon y a un pas qui a été fait parce que tey bu ñu demee ba teg parité benn góor benn jigéen. loolu vraiment il faut le saluer. parce que amu fi woon. mais tey jii nii lépp lu nga xam ne tey mën nañ ko dolli renforcer ko jigéen. au niveau des instances de décision ñun dañ ciy sawar ndax jigéen ñi liggéeykat lañ jigéen ñi jàmbaar lañ jigéen ñi ñoo ngi fépp. te jigéen ñi tamit am nañ ay xalaat ak ay idées yu rafet. kon nag lépp lu nga xam ne tey jii de renforcement ci seen i capacité au niveau des instances de décision. man Ousseynou Diouf dama koy saluer te dama koy rafetlu. te lépp lu mu ci mën a jàpp itam pour jigéen ñi gën a nekk au niveau des instances de décision man dinaa ko def ci sama wàllu politique itam bu ma yàlla mayee ma jël mairie bi. vraiment jigéen ñi dinañ ci sap dinañ ci occuper une bonne place par rapport à leurs affaires quoi. Ousseynou Diouf la ñuy dalal fii ci allo monsieur le maire Best FM 101.2 dañuy bàyyi DJ Papis mu tegalaat ñëw nag ñi nga xam ne mooy Pape et Cheikh am na lu ñuy wax bu leen yëngal gaal gi. bokku réew mi ñu ni nee na nanu yaatal géew bi ñu ni nee na ñoo bokku réew mi ñu ni nee na nanu yaatal géew bi jërëjëf
jërëjëf DJ Papis moo nekk ci technique bi nag ci kàddu gi Alassane Mbengue Alou ñuy dal ki nga xam ne rek moom mooy Ousseynou Diouf bokk APR wante tamit di yóotu lii nga xam ne moom mooy fauteuil yu mairie bu Thiès Ouest foofu nag waa réew mi ñoo fa nekk wante jamono yi ni ñu ko waxee rek ci ndorteelu émission bi comme bu roog soow moo xew nag mën na am daal dinañuy déggoo ci seen biir ni ko Ousseynou waxee ba nga xam ne rek dinañ waxtaan seet nag nan la ñuy def ndaxte tamit ñi fi nekk ñoom dañu fee toog lu ab diir boo xam ne rek Ousseynou Diouf nee na il faut rek ñu daal leen may nag ñoom it wala boog daal am nañu droit laaj su ko defee tamit ñoom it ñu indi li nga xam ne moom la ñu mënee ku nekk daal di nga am sa benn touche boo xam ne moom nga yéene askan bi Ousseynou Diouf émission bi nag des na ay minutes dañuy waxtaan ci li nga xam ne rek ci actualité bi la agression yi ñu gis maanaam cong yeeg xeexoo yeeg violence yi ñuy gis ay élèves ay étudiants di ko def ci seen i professeurs noo jàngate loolu yow. lu ñaaw parce que mooy comme li ma la wax rek sànq ci biir émission bi. il faut que waajur yi itam. ñu jëlaat seen place yar seen i doom. gis nga xale bi dem ba ci université bi wala dem ba ci école bi di attaquer professeur bi nañ ko yaree rek lay wane foofu mais am na ña nga xam ne seen xel xalaatul dem di songu professeur bi wala université bi nga xam ne tey jii moo ñëw pour jox la xam-xam kii ñëw pour jàngal la def ci yow li nga xam ne tey jii nii mooy xam-xam ngir xam-xam bi lay jëriñ ëllëg jëriñ say waajur jëriñ say mbokk jëriñ sa askan kooku war ngaa mën a xalaat leneen lu ñëw naan da nga koy agressé wala da nga koy song moo tax ma ne il faut ñu dellusiwaat ci defaraat jikko yi jaarale ko ci waajur yi mu wàcc ba ci njaboot gi lépp nag mooy commencé ci biir kër yi la éducation di commencé di génn ci mbedd mi xale bi di màgg ak moom di yegg ba université man sama doom xalaatul fekk professeur am naan day boqati micro wala na koy agressé bu ko defee ma rey ko lu nu mel bu ci waajur bu ñu mekk taxawoon ne man nii laa fas yéene yar suma njaboot yaakaar naa yi ñuy gis agression yeeg ci au niveau des établissements duñ ko gis kon na waajur yi jëlaat seeni responsabilité yaraat njaboot gi ñu xamal leen ne kat mooy comme li ma la wax sànq. yar lu mu la mayu ñàkk yar du la ko bay ndax dégg naa sax xale ba ko defoon dàq nañ ko. am na ay sanction kay am na ay sanction dàq nañ ko. waaw yow bu fekkee yow sa waajur néew di doole la yoru lu mu la fay la école privée fan ngay mujjee. ci maçon ak ay manébar. xale ba nga xam ne tey mënoon na nekk docteur wala mu nekk. ingénieur wala professeur. wala un général de l'armée wala lu ne. dëgg moo tax ma ne yar lu mu la mayu ñàkk yar du la ko may. loolu mooy violence agression yi. am tam violence contre les femmes dañuy gis ay type d'agression yeneen ak façon agression yoo xam ne ay yoo xam daal yu ñaaw la. chaque fois nag su amee dañu naan Sénégal xamuñu woon lii mais nag mbir maa ngi bëgg a yàgg. daa mel ne presque ay 2000 bi ñu duggee 2000 daal dañuy jeex yee di gis ay nit yu ñu daggate ay nangam yu ñu def nii ay jigéen yoo xam def lañu leen di et cetera jékki-jékki ubbi benn affaire fekk fa nit koo xam ne ci ginnaaw taxi lañ ko rey daal koy dugal foofu et cetera ay fait yooyu nga xam ne dañoo ñaaw mel ni ci ab film mel ni du réalité alors que fii la am Liberté 6 wala fii la am ginnaaw Kër Massar wala fii la am bori Thiès mais yooyu tamit defe naa ne ay problème la yoo xam ne il faut que maire yi wax ci dara. bon problème bu doy waar la problème de sécurité ngi ci. waaw mais aussi problème comme li ma la wax rek problème mu yar itam moo ngi ci parce que yooyu yëpp ak nañu waxante dëgg aussi doyen allo léegi xale yi ñi ci tàqali ko ak seen sago dañoo bëri. maanaam drogue bi tamit beneen problème mais chaque semaine wala chaque 15 jours ngeen dégg douane wala gendarmerie nañ jàpp nañ ay toni drogue yu jógee woon Sénégal war a dem fenn wala yu jógee bitim réew war a ñëw Sénégal. les jeunes se droguent comme c'est pas possible yenn meurtre yi ngeen gis nii xale yi dañuy drogué wu ba xamuñu lu ñuy def. mënoo ànd sa xel di ko def. doo ànd mais man loolu laa gis loolu laa jàpp parce que yenn yi rëy nit dugal ko ci ginnaaw taxi wala ci foos wala ci nangam loolu nit ku normal du ko def. yéen sa parent sa mbokk bu la jégalee nekk sa parent. wala ngay jël mais gis nañ fi xale bu rey papaam. waaw yooyu quoi yooyu jam ko paaka rendi ko. non yooyu nag àndoo sa xel nag defe naa. ñenn ñi man je pense que yooyu itam l'usage de la drogue da koy def métti na trop. boo demee fii ci place de mairie bi place de France foofu noonu. tu vois comment les jeunes achètent de la bière à volonté da ngay tiit sax. man duma sax tudd boutique bi ma demoon pour bañ a tooñ. mais taxaw naa fa doon jënd ay boissons ak yooyu ak pour sama njaboot mais xale pour te dire que nag xale bi doon ñëw di jënd si benn bouteille bière ñaari daal yi mu sol sax bokkul. bi ma koy xoolee maa ngi rey après sama doom bi moo ngi ne papa xool kii ñaari daal yi sama mën a ko noppi
c'est pour te dire que ni booy dañoo drogué xam nga kii nga xam ne bi muy génn. daal yi mu sol sax niroowul kooku bu reyee nit da ngay xam ne nit tamit fa mu tolloon la rek moo tax nañu xool itam ni ñuy jaayee bière bi ak drogue bi ni muy duggee ci biir dëkk bi ñu wàññi ko ñu éliminer ko pour que booy bañati jëfandikoo ay mbir yi nga xam ne dañ leen tàqali ak seen sago. ku ne drogue daal di wax tamit sax bopp bu wëlbatiku maanaam ñoo xam dañuy am démence la ñuy dof. dañuy dof donc dof yaa ngi taxawaalu ci biir Thiès yenn saa ñu gis leen ci benn ruq ñu toog fa affaire boobu tamit yéen maire yi nan ngeen ko nar a doxalee. parce que bon ils sont dangereux finalement parce que. très dangereux war nañ itam. dox bu tambambaalu nii rek dañoo bari Thiès de. war nañ ay jeunes surtout quoi. si war nañ prévoir. benn centre de récupération pour ces genres de personnes. oui parce que xam nga li ñuy wax naan dof boo gis ci kër la jógee. mais nit ki dina am foo xam ne fa toll c'est bon ay mbokkam dañuy désengagé wu carrément peut-être qu'il est devenu violent day dóore wala day jame wala yu kan xamul ñu bàyyi ko ñu dégagé ko ci mbedd bi. ay loolu dina doy waar de. su doy waar léegi nag il faut que aussi suñu élus yu fi nekk xalaat teg benn centre de récupération pour ces genres de personnes. parce que tamit ñooñu bàyyi leen ñuy taxawaal ci mbedd bi ça ils deviennent des dangers permanents man ak yow ak kenn mënu ci mucc. mën ngaa ñëw taxaw ñu toj sa oto wala nga ñu jam la. wala ñu agressé la. léegi nag bu ñu fekkee sóoraale nañ leen di wut benn centre de récupération di leen traité ba ñu tane ñu mën leen a delloo seen i njaboot loolu dina nekk li nga xam ne itam dina wàññi dof yi nga xam ne ñoo ngi ci biir mbedd bi di taxawaalu. loolu am solo la Ousseynou Diouf dafa mel ne rek juróomi minute wala sax ñeent ñoo des ci émission bi jeex lan nga waxul loo xam ne bëggoon nga ko wax. lu ma wax te bëggoon naa ko li ma waxul te bëggoon naa ko wax kooku xam naa dama koy réserver côté politique bi. waaw. di wax askan wi. ñu jàppale son excellence le président de la république Macky Sall. mais au passage itam may remercier vraiment le président Idrissa Seck dama koy wax di ko waxati ndax li mu def nit ku rëy du ko def li mu def boo nekkul un visionnaire boo nekkul un républicain doo ko def ndax bu ko neexoon mu ne maa lànk du ma dugg ci nguuru Macky Sall di yàq sama der wala may ñàkkal sama bopp fay mais dafa bàyyi ay bëgg-bëggam ay intérêt personnel am teg ko ne ñëw apporter sa pierre à l'édifice ngir lan ñu tabax Sénégal man loolu geste boobu dama koy rafetlu parce que mooy li ma la wax sànq bu politique jotee ñu politique mais bu liggéey jotee nañ ñëw ku ci nekk fa nga xamee ak la nga mënee ñëw ñu liggéey parce que président loolu la woote woon mais daf ci am ñi nga xam ne dañuy radicaliser wu pour toujours di sànni xeer nag baaxul sànni xeer moom sax dafa kenn waru ko def am na fa nga xam ne bu ñu fa tolloo nit ku ci nekk da ngay ñëw indi sa xam-xam ak sa xalaat ñu tabax Sénégal dañu bàyyi toujours une opposition radicale une opposition qui se victimise une opposition de contestation mais mu nekk dañoo war a am une opposition de contribution. comme ni Wade defoon comme ni Maître Wade waxoon. comme ni Maître Wade waxoon effectivement parti de contribution. parti de contribution que parti d'opposition xam nga opposition moom mooy tourner le dos au mur. mais loolu nag est-ce que démocratie bi dina mën a dox lépp lu nit ñi def. su dee loolu est-ce que démocratie bi dina mën a dund. mais foofu la démocratie amee parti de contribution xam nga opposition mooy lan doyen Alou. maag yow mu ñëwanante digg ginnaaw duñu sax xoolante waaye nit ko boo ko wanee digg ginnaaw nan ngay xamee ne li mu def baaxul ba mun ko rectifier baaxul parti d'opposition baaxul. wala boog terme bi ñu ko tuddee baaxul na nekk ay parti de contribution. yow mi yor nguur gi lii nga def baaxul dama naa ne lii nga def baaxul boo ko defoon nii ak nii ca lay gënee. mais gars yi ñoom dañuy téye seen idée di xaar nga daanu ñu mun ko doxale. mais kooku loolu noonu mais loolu nekkul luy jëriñ askan bi kon yow est-ce que fan ngay amee opportunité wan askan bi que ni yow mat ëllëg jar ngaa dénkum réew. ci ab campagne boo xam ne 21 jours la après ça. non doo jot a wax sa li nga bëgg a wax yëpp. non yow bu fekkee président taalal na la loxo ñëwal wan ko li nga mënee loolu mooy tax suba ëllëg askan wi ne comme kii kat ba mu duggee ci biir nguuru Macky Sall waxuñu ba mu ànd ak Macky Sall ba mu duggee ci biir nguuru Macky Sall wane ne lii jëfee na fi lii defee na fi lii mu nekk lu positif lu askan wi mën a teg loxo
kii ëllëg bu ñu ko dénkee réew mi war naa mën a doxal réew. pourtant Maître Wade daan na def noonu ci Abdou Diouf. mais c'est un grand politicien mais kooku mais ñi nga Maître Wade borom xam-xam bu. ndaanaan la wax dëgg fa yàlla mais parce que effectivement boo duggul ci nguur wane loo mën suba kan moo lay dénkum réew. et puis nga am ci expérience. loolu ci muus la bokk. parce que c'est ce qu'on appelle un homme d'état boo gisee li tax ñu naan la tel politicien c'est pas un homme d'état. mais parce que y a l'expérience d'état état gis nga état du ay caaxaan état dafa nekk benn structure ba nga xam ne boo ci duggul benn système soo ko laaloo rek doo xam laaloo ko doo xam doxaloo ci mënuloo xam nu mu demee. et c'est ce qu'on appelle les hommes d'état. des secrets d'état. il faut nga bokk ci ngir xam état nuñ koy téye état nuñ koy tàggatee. c'est pas parce que génn nga ENA c'est pas parce que docteur nga. wala militaire nga rek waaw am ñu lay sànnil xeer fee nga yuux ne waaw suba dama bëgg nga dégg président non. c'est pas ça il faut nga pratiquer ko. bu xam lay état ndax état da ngay jëflante ak say moroomi état da ngay war a toll ci jël benn décision bu sensible. waaw nan nga ko war a mën a jëlee. ñan nga war a mën a waxtaanal pour dëkk bañ a tàkk. li gis président defee noonu. waaw ngay xam ne nga siy jàng. moom daal des fois président def benn affaire nga ne non li tax mu defee nii waroon na alors ko xamul pression yo lanku ci ginnaaw. wala boo xamul lan la doon éviter enjeu bi lan la doon éviter Sénégal. ba jël décision boobu noonu. c'est ça l'état. te boo ci bokkul nag mënoo koo xam. jërëjëf Ousseynou Diouf bu APR di yootu nag li nga xam ne moom mooy mairie bu Thiès Ouest Ousseynou Diouf kontaan nañu bu baax a baax dalal bi nga xam ne allo monsieur le maire. émission bi am fii ci Best FM 101.2 dimanche bu nekk diggante midi ba 13h moo la doon dalal nag ñu lay gërëm di la sant ci waxtaan wi am na solo bu baax a baax xanaa rek nga daal di wax sa baat bu mujjee nag tàggoo bi rek di jë Papis moo nekk ci technique bi ci kàddu gi Alassane Mbengue Alou. mais doyen vraiment émission bi dañ ko waroon def 2 heures de temps ndax doyuloo. bis. wala après ñu dóoraat beneen. waaw li ñu dóoraat beneen ndax ñu doon waxtaan sama yaram a ngi commencé woon doon tàng mais malheureusement li gars yi di waxtaan xalam dama na way neex bu ma dog mais ma di la sant di la gërëm di la remercier encore une fois de plus. mais merci. vraiment di la ñaanal yàlla yow yàlla bàyyi la fi ba ci kanam. waaw ñu bokk kër gi yàlla yokk ko. amiin di remercier DJ Papis mi nga xam ne moo assuré woon technique bi. merci vraiment di nuyu tamit Badou Diagne. ok Badou waaw Badou Diagne vraiment Badou vraiment sonn na ci loolu vraiment pour ñu coordonner maa ngi koy remercier xale bu baax nga maa ngi koy plein d'ouverture plein de professionnalisme quoi effectivement Badou jërëjëf Badou Diagne effectivement di nuyu waa Thiès encore di leen remercier waat di leen wax ne seen doom seen frère Ousseynou Diouf moo ngi ci liggéey bi moo ngi vraiment taxaw encore comme na mu ko doxee na mu ko waxee woon ngir laaj bopp mairie Thiès Ouest ngir liggéeyal askan wi liggéeyal doomu Thiès loolu nag bu ma ko defee du samay intérêt bopp mais intérêt Thiès parce que tak dañoo nekk ay doomu Thiès juddoo Thiès màggee Thiès toll ci yëkkati suñu loxo ne nañ leen ñu dénk ñu doxal wax dëgg fa yàlla nag man loolu laa mën buñ ma wóolu alhamdulilah buñ ma wóolu tamit ñu xam ne man la ma doon def naa ko te du tee toujours mooy continuer di liggéeyal Thiès fépp fu ma munti nekk kon nag maa ngi leen di ñaan ñu jàppale son excellence le président de la république ngir lépp Sénégal mën a jëm kanam Thiès mën a jëm kanam Thiès gis boppam ci doxalinu Sénégal ci jamono yu ñu toll. jërëjëf Ousseynou Diouf di jëf Papis jërëjëf yaa ni kon ci cabine technique bi ci kàddu gi Alassane Mbengue allo monsieur le maire jeex na tàkk fii ci Best FM 101.2 ba dimanche bii di ñëw rek incha allah ci beneen invité su ngeen bëggee nag bokk ci émission bi maanaam daal ñu invité leen ngeen participer ci émission bi rek da ngeen di woote ci numéro bi 77 533 46 51 77 533 46 51 jërë ngeen. ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi. C'était Best FM 101.2. Best FM. La voix de la vérité, Thiès. Vous voulez une bonne pénétration de vos produits dans les foyers? Vous voulez faire la promotion de votre événement pour plus de visibilité sur vos produits ou tout genre de programme? Contactez le service commercial de Best FM au quartier Carrière, sur la route du stade Maniang Soumaré, téléphone 33 951 08 59. Best FM, une radio généraliste au-delà des limites de Thiès. ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu
Allô monsieur le maire di émission bu bees bu leen Best FM indil dimanche bu nekk 12h 13h di midi ba 1h fii ci Best FM. Allô monsieur le maire di dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk maire ci bëgg a faluwaat ak ñi nga xam ne tamit dañoo bëgg a nekk maire ci seen gox di maire yu bees ngir jàppale askan wi fépp fu ngeen nekk nag ci région de Thiès. Allô monsieur le maire seen émission la yéen a ko moom. ñëw leen ci seen émission Allô monsieur le maire ak Alassane Mbengue Alou wax seen programme seen bëgg-bëgg ci askan wi seen yéene ci seen gox dimanche lay am fii ci Best FM 101.2 midi ba 13h di benn waxtu lëmm bu ngeen di jàkkaarloo ak askan wi ngir préparer élection locale yu 23 janvier 2022. wootee leen ci 77 533 46 51 77 533 46 51 Allô monsieur le maire ak Alassane Mbengue Alou fii ci Best FM dimanche bu nekk 101.2 ñëw leen yéen a ko moom. ñu ni nee na ñoo bokk réew mi ñu ni nee na